ayca mi ngi noonu indi ma joxal la ko amul benn problème àdduna amul solo ayca nii lay def day ñëw ci plateau bi di déranger façon yooyu noonu di ruube ayca ma abal leen àdduna amul benn solo abal leen ko mi ngi noonu léegi Pathé Mbégue la ñuy àndal Pathé daal di dugg rek daal di wëyal li nga xamante ni moo di avortement clandestin. Exactement donc comme waxee tout à l'heure la fois passée donc jéem nañu def en sorte ba jéem a ramasser donc waxtaan bi aju ci wàllu wi alors malheureusement jotuñu woon dugg ci li nga xamee moom mooy niñ ko bëggee woon au vrai sens donc bu ñuy fàttaliku maa ngi doon wax ni que bëri na ci ay pratiques yoo xamee ne que bëri na suñu ay soxna yoo xamee ne maanaam yooyu la ñuy faral di def c'est-à-dire ñu jël di naan ay bon ba tey ci avortement clandestin naan ay produits yoo xamee ne que c'est chimique par exemple donc maa ngi wax la fois passée donc maanaam ñu nga xamee ne que bleu la ñuy jël di koy jëfandikoo xam nga donc mu nekk ay produits yoo xamee ne que c'est chimique te on n'avait pas l'habitude di dégg sax nekk nit dina am xelam dina ko may muy dem bay naan ay bleu pour mën a am yenn ci ay transformation wala bokk def le contraire donc de ce qui est naturel chez elle alors ñu demaat ba ci biir ñu wax ne que am na aussi ay nit ñu nga xamee ne que dañuy utiliser ay produits maanaam ay garab quoi muy maanaam méthode traditionnelle bi man ay reen ak sunguf merci beaucoup xam nga ay xob yoo xamee ne que bon maay wax la fois passée dama doon bañ tudd turu xob bi donc pour inciter certaines filles ñu xam ko donc boo demee ci yenn ñi koy jaay donc pas yi fay nekk wala boo kilifa yi fay nekk dinañ xam ne que lii lay def xam nga waaw donc buñ ko jëlee dañ koy dëbb def ko ndox di koy naan xam nga def ko ndox di koy naan donc saa yi boo maree da nga koy jël xam nga mu nekk loo xamee ne que mooy sa boisson en fait xam nga donc dem nañ ba ci biir aussi ci ba tey ci biir recherche yi rek ñu gis ne am na yeneen ci ay méthodes yoo xamee ne que c'est un peu plus agressif waaw c'est un peu plus agressif parce que bu ñu demee ba ñuy wax ne que li ñuy wax dañuy dem ba dañuy bënn li nga xamee moom mooy fœtus bi pour que li nga xamee moom mooy ci nekk mu tuuru xam nga donc c'est des méthodes yoo xamee ne que en fait c'est inimaginable xam nga et comment ça se fait déjà ci biir recherche bi femme bi ndeysaan mu ngi expliquer parce que benn enquête la boo xamee ne benn tubaab moo ko mosoon def fii ci Sénégal donc pour bañ a kii en tout cas dans le sud mu ngi expliquer ne que maanaam naka la doon demee mooy xaritam boo xamee ne que moom bi ko loolu dalee dafa dem ci pharmacien bi moom moo utiliser maanaam benn ñaar ci ay instrument xam nga benn bi maanaam ci kanamam la koy def xam nga donc am pour introduire donc li nga xamee moom mooy beneen aigu boo xamee moom mooy tour donc loolu xam nga donc mu nekk ay axes yoo xamee ne que man déjà bu ma koy toog doon ko lire sax après sama xol da doon métti quoi tu te dis est-ce que ñii ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire quoi ñu ngi bàyyi xel ne que am na leneen loo xamee ne moo ëpp solo xam nga xeetu pratique yi au-delà de tout cela yow da ngay fàtte ne alors nit nga am na loo xamee ne que sa organisme moom la war a nangu ak lu mu warut nangu donc am na une dimension naturelle boo xam ne moom moo war ci yow quoi donc bu fekkee ne que donc c'est le contraire qui est en train de se passer yow au-delà de yi ngay def nii yëpp tu mets en danger ta vie personnelle quoi donc loolu imaginer leen li ci mënoon am yëpp quoi donc ñu dem ba ci biir ñu am aussi d'autres choses muy ay nit ñu nga xamee ne que maanaam c'est des anciens agents de santé xam nga donc bëri na ci mën naa ne sax tey jii nii ki ñu waroon invité ci corporation boobu la bokk xam nga juste bëggoon leen poser le débat mais comme ni ko Fatou waxee donc dafa xam nga moom parfois day sànni ay pic. moo tax duma ci jaaraat. xam nga donc mu ngi noonu ñu waroon invité juste pour poser débat boobu waxtaan ak ñoom seen degré de responsabilité ci biir wàllu wi nii lan la ci donc ay agents de santé lañ le plus souvent c'est des retraités. Beaucoup d'expérience. xam li nga xamee moom mooy yoon yi ñuy jaar pour mën a def yi baax ak yoon yi ñuy jaar pour mën a def yi bon xam nga donc le plus souvent seeni kër la ñuy nekk du cabinet du c'est pas équipé du dara loo xamee ne que lu fa mën a nekk la lu mooy peut-être seen boîte à pharmacie bi ñuy jëfandikoo personnel wala boog ak seen waa kër mais dañuy xam yoon yi ñuy jaar pour ñu mën la tegal donc yenn ci ay médicaments yoo xamee ne que benn bi da nga koy jël nga dugal ko ci sa suufu làmmiñ nga bàyyi noonu intervalle 1 heure 2 heures 3 heures de temps donc day dem ba day sey xam nga donc dugg ci sa yaram et foofu lii di xew moom mooy
ay saignement ay contraction lay nekk ci yow donc ba macha allah donc foofu ay saignement yoo xamee ne que c'est intempestif quoi donc day dem ba yow doo ko mën a muñ doo ko mën a supporter mais à chaque fois yow daf lay xamal ne que lii mën na la ci fekk quoi genre yow yaa jël sa responsabilité nga def ko xam nga donc lépp lu la ci arrivé aussi xamal ne que donc yow la am na aussi yeneen ci ay méthodes exemple donc moom mooy booy jël ay dose yenn ci ay médicaments yu bari yi bon waxoon nañ ay nivaquine waxoon nañ ay maanaam voilà quoi ay yenn ci ay xeetu paracétamol yoo xamee ne que bu fekkee ne que parce que dañ lay wax ne que nit bu noot même su feebaree waroo jël lu ëpp 500 milligrammes ci lu aju ci wàllum paracétamol ak yu demee noonu parce que boo ko defee rek automatiquement dafay am ay répercussions ci sa yaram quoi au-delà du fait que mu waroon la régulariser sa température donc jéem la andi ci benn circonstance bu normal daf lay gën a alors nuire quoi donc loolu méthode la boo xamee ne que bëri na ci ñoom ñi nga xamee ne ñu man dañuy yor ay cabinet clandestin donc di ko faral di def donc loolu mu nekk ci méthode yi nga xamee ne que moom lañ faral di gis donc entre en 2000 2018 donc boo xoolee au Sénégal maanaam wàllum avortement clandestine en 2008 c'était donc 44% ci jigéen ñi dañ daan pratiquer loolu maanaam avortement clandestine ci jigéen ñi selon ay enquêtes yu nga xamee ne que benn tubaab moo ko doon def fii Sénégal mais bi ñu demee ba au-delà de 2008 jàpp 2018 maanaam 10 ans après donc de 44% jàll nañ ba 49% ci ay jigéen ñu nga xam ne ñu ngi pratiquer loolu ay femmes xam nga donc pour dire que maanaam c'est quelque chose boo xamee ne que ça s'instaure autant que possible ci population sénégalaise wala boog ci soxna yi donc boo xoolee dans le monde ba tey ci biir enquête bi donc mu ngi wax ne 50 000 femmes ñu ngi ñàkk seen bakkan à cause de avortement clandestin à travers le monde xam nga 50 000 jigéen ñu nga xamee ne que bëri ci ñu ngi ñàkk seen bakkan à cause de avortement clandestin donc mu nekk acte yu nga xamee ne que ñu ngi koy faral di def à cause de certaines considérations sociales mais duñu xam wala boog dinañ xam sax peut-être conséquences yi leen ci mën a fekk mais en fait seen peut-être dañuy wax ne seen ngor bëgguñu déshonorer famille bi wala bëgguñu tilimal deru famille ay affaire de ay gàkka jàppal bàyyil c'est des considérations hyper importantes quoi mais est-ce que jar na bakkan xam nga c'est la question qui est là peut-être après may wax am na question am na réponse wallaay perte 10 rek doy na. perte 10 xam nga mariage. waaw. wala ni mariage xam nga da ngeen xëccoo lestek yaa ki ngay mariage. waaw c'est vrai. fekk yow nga yor 10 quoi. moom peut-être mu yor as. xam nga am na nu muy demee su fekkee yow yaa mujjee dox. boo génnee 10 kër. fekk mu yor asu pikk. yow yaa am lestek. voilà bu ko defee am nga 10 am lestek. waaw da fekkee da ngaa yor 10 kër. fekk moom moo mujjee dox yor asu pikk. mu yor asu kër. day jël sa 10. waaw ba pare moom jël lestek. bu ko defee yow nga perte 10 perte lestek. loolu moom. mooy ñàkk bébé bi. ba pare ñàkk sa bakkan. wala ñàkk sa bakkan ba pare. am bàkkaar boo xamante ni kenn xamul foo koy lijjanti ëllëg. alxuraan gis nga. parce que bàkkaar bi rek doy na sëkk. bàkkaar bi rek doy na sëkk mais ñu dem déjà mu waxaat ne que alors ba tey ci monde bi 25 millions de femmes yu nga xamee ne que loolu bokk nañ ci pratique yi ñuy def par année. 25 millions te xoolal te la plupart fii lay xewee ci les pays pauvres très endettés. xam nga muy ñi nga xamee ne que seen doole dafa néew. alors loolu. moo ñuy incité à ce que ñu am pour dugg ci un peu sur la dimension sociale c'est-à-dire tey jii nii boo xoolee sociologiquement dañuy wax ne bëri na ci ay dëkk yoo xamee ne que seen doole jotul seen ginnaaw mais ñoo gën a bëri ay njaboot. xam nga alors bu ñuy dem nag di xool quand bon ñenn sax dañuy wax ne maanaam foofu la développement commencé muy yenn ci ay nit ñu nga xamee ne que c'est des assimilés donc des Occidents dañuy wax ne alors il faut ngay amoindrir donc lu aju ci wàllum sa ay njur ak yu demee noonu jàppal baal donc tey jii du moment que yow nga commencé def idée boobu sa bopp et que ñuy dem gis ne que maanaam yow amuloo borom kër ba pare nga jàpp ëmb donc dañ lay wax ne que mënul nekk nga téye xale boo xamee ne que amul baay.
mënul nekk nga téye xale bu nga xamee ne que maanaam même su amee baay alors responsabilité yi nga xamee ne que moom moo war ci moom alors c'est pas nekkul lu ñu mën a assumer moment bi nga xamee mooy la amee moom mooy bi mu amee donc au fur et à mesure du temps ñuy dem ba Sénégal wax naa ko la fois passée donc jot a bokk ci dëkk yi nga xamee ne que jot na ratifié li ñuy wax traité de Maputo maanaam traité la boo xamee ne que dafa li ci contenir mooy li ñuy wax avortement ou bien interruption volontaire de grossesse maanaam tey boo ëmbee mu nekk ëmb bu nga xamee ne que lu aju ci wàllum inceste moom la am inceste mooy exemple donc ay lignée maanaam boo xamee sa mag wala sa rakk wala sa nijaay wala sa parent bu la jege xam ne foofu ëmb waru fa relation waru fa alors rapport yooyu waru fa mu am may nañ la nga am pour def avortement boobu ou bien nga dal ci viol maanaam koo xamee ne que dañoo yegg ci yow te neexu la ou bien alors docteur xool ba xam ne que kii nii ëmb na mais su continuer mën naa ñàkk bakkanam donc ci circonstances yooyu lañ ko permettre mais au fur et à mesure du temps ñuy dem dañuy gis ne que am na aussi d'autres personnes ñu nga xamee ne que ils sont en train ñu ngi dem bay jël pratique yooyu def ko seen liggéeyu bopp je pense am na benn théâtre boo xamee ne que amoon na fi ay jamono ci ginnaaw boo xamee ne que soxna si dafa ñëw nuyoonte ak femme bi ba pare donc dugg ci biir jox ko ay médicaments expliquer ko naka la koy jëfandikoo ba après doomam ci boppam doomam bu jigéen moom moo ñëw toogaat di jéem a moral yaay ji pour wax ko ne que lii nii nekkul lu jaar yoon et autant y avait Mame Makhtar Gueye donc ndeysaan ñu ngi koy nuyu moom mu toogoon waxoon ci wax ju am solo moom mooy baax na ñuy am pour di leeral yenn yi mais ni ñu koy defee na ànd ak méthode quoi donc et méthode boobu c'était peut-être la meilleure manière de dire non à ce genre de pratique am na une personne boo xamee ne que maa ngi koy nuyu au passage Jupiter mu ñuy bàyyi xel Jupiter Faye dafa teg benn kuréel boo nga xamee ne que lu ñuy xeex moom mooy au Sénégal en tout cas ëmb bu fi am képp koo xamee ne que da ngay dem ay visite wala ba jour bi nga xamee moom la yàlla di may sa bopp nga bañ a fay dara xam nga donc genre yooyu c'est des actes yoo nga xamee ne que maanaam mënuñu ci woon bañ a wax quoi donc campagne la boo xamee ne que lancé na pétition bi pour rek deux choses la première mooy ñu jéem a alors mettre ci sécurité sunu ay rakk même su fekkee ne que maanaam am doom hors mariage nekkul loo xamee ne que du diine benn moo ko nangu alors moralement aussi nekkul loo xamee ne que lu ñu nangu la mais bu amee ñu xam ne que peut-être ndogal la nanguwuñ ko encore une fois je me répète man personnellement nanguwuma ko mais aussi bu amee ndogal la et que bu amee possibilité pour ñu am pour sécuriser ñi nga xamee ne que ñoom la yàlla teg nattu boobu noonu bu fekkee ñoo ko def tay ko wala ñu def ko bañ koo tayit ñu sécuriser leen c'est-à-dire ba ñuy seen xel bañ a dem ci maanaam di am pour di dem di ko dundeek ci demee noonu donc il est normal que ñu am pour bàyyi xel ci loolu au cas où ñu mën teg loxo ci loolu xam naa certainement nañ bàyyi xel ak Aïssa Diakhaté au cas où mu mën leen dalal mën a waxtaan ci wàllu woowu parce que donc pétition la bu ñuy lancé pour wax ne que loolu lañ bëgg au Sénégal en tout cas ku jàpp ëmb sa premier mois ba sa 9e mois nga bañ a fay dara bu ko defee ñu mën a mettre ci sécurité sunu ay sœurs quoi donc loolu la ñu amoon pour def développement ci wàllu am na solo bu baax a baax Pathé li nga xamante ni indiloon nga ñu ko on aurait bien aimé am koo xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci yëf yi comme invité bi nga waroon dalal mais malheureusement noonu la fa demee waaye dinañ on aura l'occasion indi fi koo xamante ni xam-xamam dina ci màcc ñu wax dina màcc jëm ci wàll bi ñu waxtaan ci bu baax a baax parce que sànq da nga touché point bu am solo mooy ñi nga xamante ni ci service médical bi lañ nekkoon ñu retraité d'habitude ñu si bëri ñoom ñooy def yooyu ñooy toog seeni kër xale yi di leen fa fekk si ñu leen di defaral ay avortement te waa koñ ba dañ ko souvent man dama naan du nit ki si moo bon même waa koñ ba nga xamante ni xam nañ ne kii lii lay pratiquer ñu ba ko fa duñ ko boole ñoom itamit ci ñu bon la ñu nekk aussi beneen affaire des fois aussi man damay pointer du doigt un peu li nga xamante mooy l'état du Sénégal parce que tey bu ñuy wax fii wàllum avortement clandestin médicament yi nga xamante ni xale jigéen ñu ngi dem di ko jënd ji pour yàqu ko mais ñu si bëri xam nañ fii à Dakar fa lañ koy jaayee depuis Mathusalem sax laay wax ba tey jii nii xam nañ bërëb bi ñu koy jaayee mais malheureusement man mii mës naa say def reportage fii bi may soog a ñëw Walf wax ci mais bi nga paree tu reçois des menaces ay saaga ay yu ne ba yow dootoo amati sax le courage wala fitu toog devant caméra yi di ci wax te yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni autorités yi ñu ngi ciy teg seen bët depuis loolu mais
mënuñoo fexe ba jël des décisions yu colossales jëmale ko ci wàllu boobu il faut que ñoom tam ñu jël seen i ay responsabilités face à yi nga xamante ni xale yi ñu ngi koy def aussi parents yi tamit des fois bu yàlla bon xaw ma yàlla moo koy dogal je sais pas mais bu leen seen doom bu leen loolu dalee tamit ñu am un peu benn maturité accompagner ko parce que souvent aussi xale yi ragal li nga xamante moom la seeni ay waajur yi fas yéene leen def soit ñu génne leen kër gi ñu bannir leen de la famille et tout moo leen di pousser à ce que ñu dem di def li nga xamante ne mooy avortement clandestin mais bu yàlla dogalee sa doom dogal bu loolu noonu dal ko tiis boobu accompagner ko nga remonter ko li nga xamante ne mooy moralam ba mu mucc ci jàmm ak salaam mais yooyu noonu yëpp daal war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax alors je pense keneen ku ci am lu mu si sànni rapidement parce que waxtu bi dem nañu yooyu moom mook jamono ñoo ànd kenn bëggu ko du lu kenn di sabablu xëy na sax ñaare am ñu ko sabablu waaye tamit ñaare yàlla day wàcce nattu ci ab jàmmam waaye nit wërta comme li ma la ko waxee sànq xam nga dara dal la muy loo xamante ni bëggoo ko say mbokk bëgg ko kenn bëggu ko nga wëlbatiku ba pare li ñu war a xam en tant que ñun ay jullit diggante bi nga am sa diggante ak sa borom moo gën a garaaw fuuf diggante ak yow ak nit ñi. wallaay nit ñi duñ la bindal bàkkaar. duñ la ko jéggal. te pourtant li nga def sa diggante ak sa borom la mais boo ci wëlbatikoo dolli ci nag. faataat sa bakkan. wala faataat li nekk ci sa biir. tamit yaakaar naa ne loolu day gën a garaaw. yaakaar naa ne yooyu moo ëpp doole li nga xamante ni moom moo la dal. suñu borom am na lu mu ci wax alors waxtu bi def nañu paate ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga ñu indiloon merci la jox la rendez-vous semaine prochaine. mais merci beaucoup encore une fois maa ngi kontaan bu baax a baax ci waxtaan bi à chaque fois bu ñu waree ñëw andi donc suñu xalaat ci yenn ci ay pratiques yu ñuy gis mais may remercier aussi sama grande sœur donc Ndeye Awa Mbeng moom moo ma génn fii ci simis bi moom dafa ñëw sama kër xam nga et puis chemise bu cher chemise bu cher la sol chemise bu cher xam nga donc andil ma chemise bi donc dama am ayca donc maa koy ñaanal